asalaamaaleykum am mbégte àndaat ak yéen ci télévision Futurs Médias benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci li ci gën a fës mairie bu Ziguinchor xëy tàkk tey jile ci suba am ab safara centre d'état civil ba nag moo ci ëpp ay yàqu-yàqu lu ci mel ni ay document ak yeneen ci ay matériel waaye nag ci bu gaaw jot nañoo fay lakk boobule service yu ministère de l'intérieur door ay gëstu ngir xool Jakarta fan la jógee mu di kon sàngara soosé ñuy jaay ci ay sachet ci ay diwaan yu bëri te xamuñu fan la bàyyeekoo ni ko njiitu réew mi waxee nag ci lu yàggul dara dinañ tàmbalee tëj bépp bar clandestin ak ay diwaan yoo xam ne dañ fay jaayee sàngara te amuñu ca benn sañ-sañ xibaar yi bokk na ci it sibiru la jël 8 askan wa yeewoo ca diwaanu Tëngéej li ko waral rawatina mooy kano yooyu nga xamante ni amuñu kubéer ak tamit salte yi fa fees gàññ ñu jàpp nag ni nawet li buy jub si lu ci mel ni ay weñ wala yoo dafay bëri loolu rawatina ci kër yi foofule. ci wàllum tàggat yaram Linguère bu Saint-Louis di màggal juróom fukki atam ren jile ñu fas yéene def ay activité diggante kon weeru juin ba septembre ca diwaanu Ndar Géej bokk na ci wàllum cosaan ak aada wàllum tàggat yaram ak it ay conférence foofule mbokk yi loolee taxañ la ci xibaar yi nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi xibaar yi dañ koy door ak liñ leen doon wax sànq mu di ab lakk bu am tey jile ci suba ca mairie bu Ziguinchor la ca gën a yàqu nag mooy centre d'état civil ba muy fa ñuy utee ay këyit lu ci mel ni ay document kon këyit yooyu le ak ay matériel ordinateur ak lu ni mel ñu ne ba léegi nag xamuñu safara si fan la jóge waaye sapeur pompier yi gaaw nañu dem foofu le ni ngeen koy gisee ci image yooyu le dem kon lakk fay kon lakk bi amoon foofu le ca mairie bu Ziguinchor mu di lakk boo xam ne tey jile ci suba la te ba léegi xamuñu kon lan moo ko waral foofu le ñu wax ci wàllum état civil ba léegi mooy fi ñu wutee kon ay kayitu juddu rawatina ca commune bu Goudomp askan wa fa yeewoo bootu ci benn association li ñuy ñaawlu nag mooy nee nañu dañuy fas yéene gis ay erreur maanaam ay njumte yu bëri ci seen i kayit wala boo ko yéex caa jot ñu ne tamit wàllum suuf nekk na fa jafe-jafe mairie bañ cay joxoñ baaram tuumal nee na ay élément am ñoom ñoo daanaka maîtriser gul li nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo muy xarala yu bees yi waaye nag wàllum suuf ñu ne buñ leen ci topp dañ leen di tooñ ba tax na am na benn ndaje buñ fa amaloon foofule ca diwaanu Goudomp ñu déglu ci Bakary Konté ak Xaali Jaame. association pour le développement de Goudomp mere loolu maire bu Goudomp lu ko waral ñi ne erreur yi bëri yoo xamante ne ñoom la ñuy gis ci kayitu juddu yi ci diwaanu mairie bu Goudomp wante tamit wàllum suuf jafe-jafe yoo xamante ne commune bi mu ngi koy jànkonteel. dafa war a oo ñëpp ñu toog waxtaan ci parce que loolu moo gën waa dëkk bi yëpp mais def ko sa bureau yow rek tur koo xam ñooñu ngay jox ñu ci des nga bay leen état civil bi ñun ñu nekk Dakar dañu am difficulté c'est archaïque léeg-léeg ñu juum tur bi fan la justice. Assane Seydi nag nekk conseil municipal buñ ko interpellé ci foncier bi moom nag dafa weddi tuuma yooyu lay. foncier bi moom dañuy wax lu leen neex parce que tey maire bi ñëpp xam nañ ne foncier nu mu mel Sénégal. maire bi du président moom mooy président commission bi mais commission bi impôt et domaine la cadastre la urbanisme trésor ñoom ñooy toog ñu xool ne lii la bu ñu xoolee ñu koy distribuer ñu indi maire bi envoyé au niveau de la préfecture préfet entériné ko. muy ne ci état civil bi mu ngi reconnaître erreur yi wante nag agent yi fu mu nekk nii ñu ngi leen di former. même carte d'identité yu bees yi ñun de fii am nañ ay nit yoo xam ne ba léegi jotaguñu seen carte d'identité ñi yoo xam ne ay jigéen ñoo fa nekk ñi xam ne ay góor lañ fa nekk mais nous on s'est dit depuis ñu suñu système bi maire bi l'honorable député maire de la commune Abdoulaye Bosco Sadio daa ko informatiser. ci informatisation boobu processus bi presque pare nañ ci. am na nag benn forum boo xamante ne cadre yoo xamante ne ñoo nekk fii ci Goudomp ñoom ñoo ko amal pour sensibiliser population yi. C'est tout simplement une opération de sensibilisation des populations. opération de sensibilisation bu ñu amal ak population bi c'est pour ñu expliquer leen ñu mun a comprendre ni domaine national boo ko bëggee am na ay règles yoo xamante ne da nga ko war a topp pour nag foncier bi nga mun ko moom. suivre les voies et moyens requises. Assane Seydi conseil municipal porte-parole maire bi di ñaawlu ndaw yi ni ñu ñëwul wuy si appel d'offre boo xamante ne mairie bi def na ko pour jël ay ndaw ñi daal di gérer état civil bi.
Fatick moom li ñu fa nemmeeku mooy liifantu nekk na ab jafe-jafe bu tar ci élèves yi daanaka téeméer boo jël ñaar fukk ak ñetti képp ñoom ñoo ko mën mu néew wala boog mu sori loolu ci moyenne nationale bi di téeméer boo jël ñeent fukk ak benn ba tax na ay mbootaay yu fa nekk tàmbale benn programme bootu ci USAID di ab structure bu bàyyeekoo ca États-Unis ñu ne nag dinañ leen financé ci lu toll ci juróom-ñetti téeméeri millions ñi ñu cay ciblé mooy lu toll ci ñetti junni ci ay ndongo foofule. ñu déglu ci kon Ajaratu Umu Xayri Senghor moom mooy coordonnatrice projet bi nekk tamit présidente association bi ñuy duppee Femme Plus ci micro Ibrahima Diamé ak Fally Gueye. particularité bi mooy région Fatick dañoo xaw a néew doole si wàllu liifantu maanaam boo jëlee taux bi au niveau national dafay dem ci 41,6% taux de réussite en lecture bi boo ko jëlee ci région Fatick nag dafay nekk 23%. loolu nag muy naqaree wax ci xol du may bëgg sax ñu ma koy laaj ndax dafay sama xol day naqari en tant que native de la région de Fatick daf may métti moo tax may profiter ci lii lancer appel à tous les fils et à toutes les filles de la région de Fatick à toutes les communauté de la région de Fatick ñoom ñëpp ñu ne ñëw ñu ànd booloo jàppale suñuy rak ba kenn du tuddati région Fatick ci des ginnaaw ci wàllu lecture niveau lecture bi dafa faible maanaam xale yi mënuñu liifantu te soo mënul liifantu sa njàng dafay xaw a sooxe suñu projet bi nag li ko tax a jóg mooy fexe ba waajur yi gën a dugal seen loxo si njàngu xale yi parce que waajur yu bari dañu yaakaar ne njàng ci école ba la rek monsieur bi ak élève bi la alors que xale bi temps bi muy def ci kër gi moo gën a bari taxawaayu waajur bi dafa gën a am solo. dégg ngeen ko ci conseil des ministres bi lee weesu njiitu réew mi di président Macky Sall nag di wax gouvernement bi mu def kéem kattanam ba ñu xeex lii di jaayuma sàngara ci anam yu dëppoowul wala bokk yu àndut ak yoon li ko waral mooy loolu yi ñuy duppee Jakarta dégg ngeen ko ab sàngara bu ñuy jaay ci ay sachet te xale yi ñoo ci loru lu ëpp fan yii yëpp kon ñu ngi koy wax ci xibaar yi ba tax na ca banlieue bu Ndakaaru defal nañ leen fa ab reportage Salif Sow ak Asmalik Diop. këram ak fi nga xamante ni la ñuy jaayee sàngara si soreewut jéem na ba sonn ngir ñu tëj baar ba waaye nekkut ba tax bëccëg bu nekk dafay jàkkaarloog xale yi nga xamante ni dañ fay ñëw mandi di ruube koñ ba te du ci mën dara. fii ci Zac Mbao juste derrière chez moi boo génnee au-delà de bu 18h xasee ba jot boo fa taxawee da ngay gis ne xale yi di défilé te mu leer la ne loolu la ñuy jënd. dafa am autorisation biñ ko déclaré. dem nañu ba mairie ba fekk na dañ ko autorisé dafa am autorisation. jaayum sàngara si du rekk ci baar yi sax lañ koy defee am na yenn jaaykatu sàngara yoo xamante ni dañuy ñoom dem ba ci école yi lee di ko fa jaay tamit mu doon ci njëg loo xamante ni yomb lool metti ñi nga xamante ni ñoo nekkee ci école yi te duñu yëg wala duñu tin naka la mbir mi di defee ba dugg ci daara yi. sàngara si demee ba ñu koy jaayee ñaar fukki dërëm kooku beneen affaire la. demee ba nga xamee ne ñu ngay autorisé ñu ngay jox nit. ndigal ma xaw ma nu ngay nangul nit mu ubbi boutique bu ñuy jaayee sangara war nañoo calculer école bi fan la toll ak fan la bitikam ba war a toll. waaye coow li it mooy sangara si xale yi ngir ñu jote ci day yomb ndaxte ci ay sachet yu ndaw di mbuus la leen koy defar di leen ko jaayee ci njëg lu yomb. oui parents d'élèves yi war nañ également di contrôler xale yi ci ñuy xool. seeni programme seen activité. mën nañ tàmbalee Zac Mbao dimbali ñu ci parce que dañoo jege garage malien trafic chanvre indien bi dafa bari day circuler xale yi boo leen gisee boo leen jegee bu baax sax di nga xam ne des fois dañ dul nekk. xeexum njaayum sàngara li ko xale yi di jëfandikoo lépp ñëpp la ak lu nay ku ne la ñoom ñëpp ñu tàllal suñu micro tey wax te jëm ci wàllum jàngara yi ni ko président Macky Sall aye ci rawatina l'école yi. jëwrin bi ñu dénk kaaraange biir réew mi moom yëkkati na ci ay kàddu moom Aly Ngouille Ndiaye ne ay service am nag door nañu ay investigation maanaam ay l'enquête ngir xool sàngara soosé ñuy def ci ay mbuus fan la jóge te lu yàggul dara sax dinañ door ay opération ngir dem tëj baar yi ubbi te amuñu ci sañ-sañ Aly Ngouille Ndiaye ñu déglu ko ci micro Babacar Diouf. dañu seetlu dañu jot ay information que ne ñi ngi jaay sàngara ci ay dosette xam nga dosette mooy mbuus yu ndaw yooyu nga xam ne yii liñ ciy jublu mooy xale yi peut-être yi nga tax mu jóg danañ mën a am xaalis ci seen papa yeeg yaay yi daal di koy jënd
bon c'est vrai que ñi ngi def investigation yi parce que wax ji génn na mais gisaguñu également loolu mais dans tous les cas de figure li ñu xam mooy du lu ñu mën a def de façon industrielle peut-être du ñàkk mu mën a am de façon artisanale mais dès que président wax ko aussi jël nañ directive yi joxe pour l'administration territoriale les gouverneurs préfets et sous-préfets pour que kenn ku nekk ci circonscription bi nga ne nga lëkkaloo ak d'abord force de défense et de sécurité ministère du commerce pour jéem a xool loolu nga xam ne lii peut-être wax nañ ko parce que normalement loolu warta am. Aly Ngouille Ndiaye yëkkati kaddu yooyu ca diwaanu Bombay ci 72 heures UFR économie juridique bu université Alioune Diop moom ministre bi nag wax na beneen ponk mu ñeel wàllum parrainage defoon nañ ko ci présidentielle bi waaye jamono ji dañ ci def ab taxaw seetlu xool ndax am na luñ ci joyanti laataa ñu egsi ci élection locale yi am benn fan ci weerub décembre bi ñu dëgmal waaye li mu doon wax sànq muy wàllum Jakarta boobu ak Sangara moom la ñuy waxtaan ak suñu gan di Mame Mactar Gueye maa ngi lay nuyu. Mame Mactar maa ngi lay fay soxna si. yow yaay vice président ONG Jamra dégg nañ ministre bi buy wax li muy door mooy dañuy def ay enquête maanaam xool ndax loolu am na yéen ndax da ngeen a def seen i gëstu ba xam ni loolee lu am la ndax da ngeen am ay chiffres ci loolu. xam nga ñoom lii la ñuy waxoon dinañuy def enquête c'était au mois de février 2011 bi ñu njëkkee addu. mooy ba mu njëkkee commencé. ba mu njëkkee commencé te addu ñu yenn ci mais dañ leen jox ay adresse def communiqué yoo xam ne presse bi yëpp jot nañ ko ñu ne leen li presse bi di wax naan way c'est importé c'est pas importé fii la ñuy defaree dosette alcoolisée yi joxoon nañ leen précisément adresse ki koy def te nekk Tëngéej bu dee da nga jógee Thiès di dugg Tëngéej si sa droite boo weesoo cimenterie bi quartier bi ñuy wax Colobane Sud 2 fa lañ ko doon defaree tuddee woon ko namp bi yàlla dogal na imam yi particulièrement te ñu ngi koy sargal Abdou Aziz Ndoye am ci taxawaay bu am solo ngir aar xale yi ndax namp bi 100 francs la daan jar ñun yemuñu ci enquête pour xam fu mu ne dañu def enquête pour xam ban impact la am ci xale yi seetlu bi ñu ci seetlu mooy ñi koy jaay dañuy farataal di ko jaay aux abords des établissements scolaires xam nga jox sa doom argent de poche 100 francs 200 francs mu ñëw ñu ne ko lii jus de bissap la xale la xamu ci dara léeg-léeg ñu boole ci waxi saay-saay naan ko boo ko naanee day leeral sa xel day tax nga jëli science xale bi jënd ko. xale yi du ñu xam ne sàngara lañ leen di jaay xam léegi nag ñun li ñuy seetlu te ñu ngi ciy gërëm imam Massamba Diop ndax waxtaan na ci ak i naataango chef d'établissement yu bari dans la banlieue kaddu bi c'est unanime xale yi koy faral di jëfandikoo dañu jékki rek changer jikko naqari deret yare diku vis-à-vis de leur institut daawuñu ko def. loolu moo indi inquiétude du Jamra ñu daal di ci jël ay échantillon fay ci suñu poche un laboratoire privé mu analyser ko ñu gis 20% d'alcool ci namp bi loolu waroon na ñu def tout ce bruit en décembre au mois de juin 2011 ci la ñu état bi fekk see daal di jox instruction borom usine bi pour mu tëj ñu daal di ko tëj ndekete pexe saay-saay la rek dafa doon reculer pour mieux sauter. effectivement dañu toog ñeenti weer responsable Jamra bi nekk Thiès signalé ñu ne. dafa délocaliser daf ko délocaliser parce que dafa neexoo toxal du matériel bu bari ñaari camion rek mën nga ko ci teg. ndax ministre bi mi ngi koy wax sànq nee na xañ na loolu bu amee xañ na c'est à une échelle nekkul une échelle industrielle artisanale maanaam dafay fekk koo xam ne day ñëw ci këram def fa ñeenti matériel di ko defar. neex na toxal ndax effectivement ba ñu signalé ne mu nga Thiès ñu ne waa ji suñu sang bu tedd dafa ne wama shahid naa illa bi ma alim naa jullit war na moytu di joxe seede ci lu ko wóorul ñu ne ko utal ñu ci échantillon ba muy utee échantillon ndeke emballage ba dafa changé tuddetul namp bi mais salañ mais ñu analyser ko gis 20% d'alcool encore ñu defaat même jàmmarloo ak ñoom que Tëngéej Thiès daal di tëj après 3 mois ñu toog 6 mois Louga mu gé dosette amaat fa ñu jël échantillon emballage ba mu nga tudda Jakarta mooy lii lëmbe réew mi tey 20% d'alcool alors donc suñu xeex bi ba 2011 ba 2013 si la ñu gouvernement bi doog a déglu ndax président Macky Sall soññe woon na en 2015 le ministre du commerce Aliou Sarr daal di génne un arrêté ministériel en date du 18 septembre 2015 ñu daal di ko aaye sur toute l'étendue du territoire. maanaam jaay sàngara ci ay sachet. ci ay sachet parce que dañu démocratiser ba mu ëpp l'accès aux boissons alcoolisées à travers les micro-dosettes dañ ko démocratiser bu mu ëpp moo tax mu jur musiba yooyu donc ba arrêté ministériel ba génnee le 18 septembre 2015
père de famille ak éducateurs yi seen xel dal. waaye ba jamono ji ñuy wax yenn ci kilifa ñu ci mel ni waa direction du commerce intérieur ñoom nee nañu tegaguñ ci seen bët te yéen ngeen ne def ngeen seen i gëstu ba gis ba am ci ay preuve xanaa da ngeen partagé wul ak ñoom. li nga xam ne moom ministère du commerce qu'ils n'ont qu'à se rapprocher de Jamra ñu liggéey en responsable parce que ba coow la amee Tëngéej ba ñu defee délégation imam yi bokk ci délégation bi dañu soññ le maire ne kii ku ko autorisé muy jaay lii di lor suñu xale mu weddi ba tëdd suuf ne autorisé wu leen ko. préfecture ne man autorisé wu leen ko kon waa ji ku ko autorisé loolu mat naa gëstu alors bu ko defee bi nga xamee ne arrêté ministériel bi génn na en 2015 18 septembre 2015 yëf yi daal di xaw a am dal tuuti mais 2015 2019 rek Jakarta def musiba bu rëy fii ci HLM ñeenti xale âgé de 13 16 18 ans ñàkk seen bakkan xanaa nag loo gumba naan teguma ci sama bët lu ne fàng kenn du ko jeex. ñàkk seen bakken ci naka ni ñu koy jëfandikoo dara wala dafa am leneen lu mu leen jural. non xam nga xale bu gisee lu yomb sa doom war a jàngi école nga jox ko argent de poche 500 francs mu ñëw ne Jakarta bi ñaata ñu ne ko 100 francs du dara ci xale bi mu ne ko jox ma ci juróom overdose moo leen rey am na ci ñoo xam ne nag sonn nañ ñu ngi ak seen bakken ba tey mais boo xoolee seen xar kanam dañu mel ni ñu anémie ndax tàmm Jakarta. alors à partir de ce moment li suñu enquête wane te ñu ngi demandé direction commerce extérieur bi wax naan gisuma kaak nangam ils n'ont qu'à se rapprocher de Jamra li suñu enquête wane mooy dafa am benn prolifération de bars clandestins aux HLM ñaari tali ne ko danduma Castor ne ko danduma mais ki battre record bi yëpp Grand Yoff la avec pas moins de 400 bars recensement boobu ñu ngi ko defoon en 2013 en partenariat avec 2 élus locaux yoo xam ne ñoom ñoo ñu gën a xam quartier bi ñooñu la ñu lëkkaloo woon ànd ak une trentaine de jeunes volontaires anonymes ñu def recensement bi koñoo koñ naturellement am na ñoo xam ne dañu am des licences en bonne et due forme seen bar dañ ko installé en bordure de route. ñoom kenn mënu leen ñooñu nëbbuñu leen sañ-sañ. waaw mais am na ñoo xam ne amuñu autorisation mais ca biir kër ga fab nañu ak pantere aménagé ko. di ko fa jaay ñooñu la ñu wax ne ba ñu defee suñu recensement en 2013 400 la ñu woon léegi xam nga ñaata la ci recensement bii ñu mujj def 431 léegi nag am na suma benn xaritu APR Pascal Patrice Sané bu collectif des cadres républicains bu ma interpellé suma xarit la il est de la religion catholique ne waaw monsieur Guèye bu dee Grand Yoff gi rek am na 413 bars alors que population chrétienne bi à peine 5% de la population yi kon kan mooy fréquenté bar bi. ma ne ko posé nga question bu am solo. loolu sax xañ na amul solo waaye xañ na li ñu gën a mën a wax mooy naka lañ def ba ci diir boobu yëpp au lieu que muy wàññeeku yëf yi di gën a yokku te booy xool ñi nga xam ne ñoom ñoo ko war a saytu ñoom ñoo leen ëpp moyen parce que ñoom lañ jox ay jumtukaay ngir ñu dem di xool ñan ñoo teguwul ci yoon ñan ñoo tegu ci yoon ñi teguwul ñu teg leen ay daan. li tax au lieu mu wàññeeku mu yokku ñi war a joxe exemple ñoo joxewul exemple moo tax ma jox la loolu ma la wax léegi kooku ba ma waxee loolu. ma ne ko dama ci ànd ak yow moom Patrice Sané ndax ñi war a tere bu ñu terewul loolu mën na tukkil àdduna mu di lan bi ñu defee recensement bi 413 yi Jamra def ci mujjee jële gàcc ndax am na benn ci baar yi bu nekk fii ci Arafat benn ilimaan moo ko moom ilimaan boo xam ne day tànqal nit ñi ci jàkk yi xaala laahu xaala rasulullah te baar yi 413 yi ñu recensé ba ne Arafat maa ngi koy waxat ab ilimaan moo ko moom ay firnde ñu ngi yëgal ilimaan bi nag fii ba fin mai bu tëjul baar bi dinañ wax turam presse bi ndax dafa war a joxe exemple dafa war a bokk ci ñuy aar xale yi ci liy sàmm xale yi ndax ku àndul ak sa sago doo xàmme loo moom ak loo moomul ku àndul ak sa sago doo mën jaamu yàlla ku àndul ak sa sago doo mën a dégg nga amal njariñ sa réew kon moom imam boobu il devait faire partie des modèles de ceux qui combattent lii yàq ji ko xale yi waaye mu dem xëy na ci lay amee dépense ubbi fa baar ba pare di dem jàkk ji di jiite moo tax ñooñu yàlla daf leen utal saar spécial suratul munafiqun daf leen joxoñ yaa ayyuhal munafiqun yéen nafiq yi Arafat la xewee nga ne ci grand baar baa nga fa ba tey ilimaan beeka moom léegi nag bu ko tëjul fekk fin mai ñun dinañ dem ci autorités yi signaler ko mu weer boppam waaye nag pour suturaal ko
ñu ngi koy ñaan na ko tëjal boppam. lu tax ngeen ni bàyyi àpp ba fin mai xañ na ci diggante bi tamit. leneen xañ na ci lu ne xañ na ci diggante bi. non waxin la rek waaye na ko tëj parce que baaxul alors ci biir loolu nag les responsabilités sont partagées. waaw ci loolu laa doon bëgg a ñëw parce que ñu ngi naan ñi nga xam ne ñoom ñoo koy defar ak état bi war a def contrôle bi waaye xañ na est-ce que doorul tamit ci kër gi ndax waajur yi ñoom ñoo war a gën di yar seen doom yaa ngi wax sànq ci wàllum xaalis yi ñuy jox xale yi ndax ñun xañ na suñuy jamono am na benn âge boo xam ne boo ci tolloo kenn du la jox xaalis di la bàyyi ngay dem école dañ lay jox mburu xaj na wala dara ne la demal loolu dafay gën a yokk tentation bi mën nañ ko waxee noonu. waaw d'accord les responsabilités sont partagées waaye xam nga man ak yow say doom say jarbaat tant que ñu ngi ci biir kër gi am nga autorité ci ñoom rek la ñuy def am nga autorité ci ñoom autorité morale ñuy wéy say ndigal parce que si biir kër gi yaa yilif kër gi mais soxna si loo sawar loo am bonne volonté mbedd mi mënoo ko gérer mbedd état koy gérer ba tax na yu bon yi ñuy jaay namp bi moom amatul salañ xeex nañ ko ba amatul mais Jakarta bii ñuy jaay kenn jaayi ko sa biir kër wala sama biir kër ci mbedd mi lañ koy jaay. mais ku ci nekk am na pàcc boo war a def waajur yi moom loolu am nañ tamit seen wàll woo xam ne moom la ñu war a def ñoom tam naam sax nag mbedd bi comme ni nga ko waxee rek mënuñu faa egg. waaw mbedd mi état moo ko war a gérer et c'est l'occasion ñu rendre hommage préfet yi nga xam ne ñu ngi jël les devants te bañ a xaar ay communiqué conseil des ministres nous allons le citer c'est le préfet Pape Demba Diallo xaarul kenn dafa jóg def benn opération coup de poing bett leen Pikine Nord Pikine Est Pikine Ouest Diamaguène Sicap Mbao Yeumbeul Nord ak Yeumbeul Sud mais ci benn guddi ñu tëj 22 bars clandestins et des salles de jeu xam nga lan moo ci metti et je prends le préfet Pape Demba Diallo à témoin mooy am na bar yu bari yu mu tëj xam nga fan lañ ko installé à proximité des écoles ça veut dire yow sa doom bu ñëwee war a jàngi ñëw ba jib école bi seytaane bari doole fekk yaa ngi ko jox argent de poche 500 mu ne nii gis école bi mu ne fii daal dañ may sonal ak ay leçon ki yooyu mu ne nii gis benn salle de jeu ñu fay jaayaale Jakarta mu ne teemaa jaar fii rek daal di fa doxee yàqu kon nag xeex bi waaye jur yi am nañ ci wàll pour di yadda xale yi sans violence waaye di leen yee pour que ñoom ñu bañal ko seen bopp wax leen danger bi nekk ci Jakarta mais la responsabilité elle est partagée ndax ca mbedd ma lañ koy jaayee te état moo war a gérer mbedd mais surtout nag facilité bi am dans la délivrance des visas et des autorisations pour ubbi place bu ñuy jaayee sàngara na ko état bi seetaat ndax ñëpp a xam nañu ne yow boo jógee ne da nga bëgg a ubbi école franco-arabe wala école classique te yow li nga ci jublu mooy sol xale yi xam-xam ak jikko yu baax lu dul kayitu jinne dinañ la ko laaj di la dawloo ba nga découragé waaye boo bëggee ubbi baar ma ñëw déposé xef xippi ñu ne ma kaay jël sa licence moo ëpp xaalis waaye itam fa la guerre gi ëppee il faut que président Macky Sall ginnaaw décision bii mu jël le mercredi 24 pour interdire la vente sur l'étendue du territoire na réviser waat procédure de délivrance de visa parce que guerre bari na ci gis nañ facilité bi nga xam ne ci la nit di ubbee baar te boo bëggee ubbi daara ñu dawloo la ba da ngay décourager bàyyi. Mame Matar Gueye xëy na Jakarta boobu mooy actualité waaye am na benn ponk rek bu ñu mën a bëgg a waxtaanee mooy mujj muy CNRA am na communiqué bu mu génne ñu ngi waajal koor gi muy sketch yeeg programme yi ñu gis ci rajo yeeg télé yi ñu ngi artu yenn rajo yeeg yenn média yi kon ci contenu bi ñu ne yenn saa yi dafa mel ni xaj na dañuy ñàkk a weg diine wala sax nag nit ñeeg seen i gëm-gëm ndax dafay misaal ni Sénégal diine dañ ko xaw a yenn saa yi di ko néewal doole wala di ko ñàkkal solo. yàlla dafa dogal bi ñu CNRA recevoir le mardi 26 pour la raison que vous savez moo di affaire u série boobule buruxal nañ ci lii nga wax ndax il vaut mieux prévenir que guérir ñu sensibiliser ko ci làmmiñu oustaz Adama Mbuub bi àndoon ak man moom mooy le secrétaire général du comité de défense des valeurs morales ñu nag ñoom ñoo lëkkandoon déposer plainte boobu contre série boobu lëmbale woon dëkk bi nee nañ ko na nga xoolaat lii nar a ñëw ci koor gi ndax jarul ñu ciy waar kenn y a des dérives ñuy tourner la religion en dérision di kasaral julli di ko fooye dëgg la woor ba jant soo sonn di xaar dog jot ay benn sketch ñëw waa daal di la xaw a détendre tuuti nga décompressé ayul tant que ça reste dans des généralités waaye léegi dañuy jël des thèmes yu laal juróomi ponku l'islam
dama la ci citer benn exemple boo xam ne taxoon nañu déposer plainte daaw CNRA ci koor gi góor gi dafa toog ni di julli xëy na tisbaar la wala tàkkusaan waaye en tout cas dog jotagul dégg ci ginnaawam parce que ci mbedd mi la lal sajaadaam ci buntu këram dégg ci ginnaawam benn maire buy jaay beñe mu kàbbar rek ndaw saa ngi yore booru beñe bi romb ko aywa beñe mu ndaw si romb ko rek waaye dafa taaru wan ko ginnaaw ak i jeu de hanche immédiatement góor gi julleem yàqu xëy na ça fait rire aux gens waaye c'est un blasphème c'est un sacrilège parce que julli mooy ponk essentielu juróomu ponk l'islam yi kenn du ko fooye même bu béyee li nga si jublu mooy bégal nit ñi kon ñu ngi gërëm waa CNRA di ndokkeel le président Babacar Diagne bi nga xam ne mottali na ay yéeneem ak i kàddoom parce que génn na benn communiqué def une mise en garde ferme aux producteurs de sketch Ramadan nañu def sketch yu leen neex waaye nañu bàyyi juróomi ponk yi bu ñu fooyee shahadaat bi bu ñu fooyee waxtu wi juróom bu ñu fooyee joxe azaka bu ñu fooyee aji makka bu ñu fooyee koor voilà kon nag loolu daal ñu ngi ciy gërëm CNRA di ko ci sant te CNRA bu mu xaarati ay ñu di ko saisir nay def autosaisine waaw bu gisee loo xam ne wax dëgg yàlla rolam la pour mu mën a préserver nos valeurs ak préserver jàmm ak équilibre entre les communautés ethniques et confessionnelles bu mu xaar ku ko saisir na autosaisir boppam comme ni mu def ci koor gi te ñu ngi ko ciy gërëm di ko ci sant. jërëjëf Mame Matar Gueye ñu ngi lay sant di la gërëm yow yaay vice président ONG Jamra ñu doon waxtaanee ci kon li lëmbee jamono ji muy Jakarta sangara sosé ñuy def ci ay sachet ñu ne dañ koy jaay ay gone ak yeneen ponk sant ko gërëm ko wéy ak yéen mbokk yi ci xibaar yi dem ba ca diwaanu Tëngéej foofee nag lii di sibiru moo leen la jël 8 rawatina mooy canaux à ciel ouvert maanaam yi nga xam ne dafa ubbeeku ak mbalit ya fa fees dell askan wi nee nañ nag bu nawet wi di jub si ay yoo ak weñ day fees dell ci seen biir kër faaw ñu jàppale leen ci lu ci mel ni kon di leen gën a séddale loolee di ay sànke yu ñu naan dal reportage foofee wala bokk Ousseynou Thiam moo taataan seen i kàddu ñoom waata Ngéej. Oui, je l'utilisais, mais cette année quand même, je ne l'ai pas utilisé. J'utilise plutôt le liquide là, anti-moustique. Parce que d'habitude, moi, je suis de Ziguinchor. Nous, on utilise les moustiquaires 365 jours sur 365. Et c'est très efficace. Nous avons constaté que beaucoup de gens peut-être n'utilisent pas les moustiquaires imprégnés, mais c'est un danger permanent parce que durant toute l'année, il y a des moustiques avec qui nous habitons. Donc, il serait intéressant que les gens utilisent les moustiquaires imprégnés pour ça. di jéggalu mbokk yi loolee élément bu nasaraan si la ñu doon sàkk kon élément bi ci wolof ñu wax leneen rek wax ci jigéen ñi ak seen taxawaay ci TIC muy xarala yu bees yi démb moo doon bés bi ñu leen jagleloon ñu sampaw laaj ndax jigéen ñi ñoom li ñuy faral di ko jëfandikoo mooy ci seenu jàng wala liggéey wala leneen ñoo xamante ni ci yeneen mbir la te sax lu ci bëri dañ koy ñaawlu Babacar Diouf tàllal micro yenn étudiante yu nekk ci université Alioune Diop bu Bombay reportage am ànd ceeg Ndongo Ndiaye. diggante xale yu jigéen yi ak seen smartphone wala seeni tablette wóolonte moo fa nekk jumtukaay yi nga xam ne fi mu nekk nii dañ ko soxla lool amal na leen njëriñ bu baax. nouvelle technologie mënul sonal kenn bu fekkee ne utilisation bu baax lañ siy def temps bu nekk am nañ ko pour utiliser TIC yi mën nañ utiliser TIC yi bu moment foo jotee mais bu moment jàng jotee tamit dañ kaa war a teg à côté ñu concentré wu suñu étude. problème yooyu nag boo mooy tut am na ñoo xam ne nii du leen dal ndaxte nag ñu koy defee dañ ciy xool seen bopp bu baax. tamit loo xamante ni dama ko tàmm wala dama ko miinoo sama bopp noonu damay utiliser TIC mais tamit terewuma def li ma war a def ak samay famille ak samay xarit ak tamit. bu nu ko defut rek demee neneen ndax am na ñoo xam ne nii ñu ngi leen di xaar ci koñ bi. inconvénient dina la yàqal des fois sa image taal ñenn ñi bu ñu la doon xoolee yenn bët yi suñu gisee yaa ngi def yenn affaire si internet duñ la joxoon image buñ la joxoon genre duñ la jox respect buñ la war a jox daal te loolu baaxul si jigéen. leneen loo xam ne ni xale yu jigéen yi ñoo ko xoolal seen bopp ba gis ko ci li nga xamante ne mooy smartphone yi daf leen di soraleeg ñi nga xam ne ñoo leen gën a jege.
ñu dellu si ci diwaanu Ndakaaru liggéey wu yaa bi président Macky Sall nam ci dëkk bi lu ci mel ni yaatal féexal mbeddu Ndakaaru yi ak gën a ñoŋal anam yi askan wi di dundee file mairie bu Sicap Liberté ne ànd na ca waaye am na benn gàllankoor muy jumtukaay yi rawatina ci wàllum koom-koom ñu ne yenn saay dañ koy manquele lu bëree bëri waaye moom nag fas yéene naa door ñoom waa mairie bu Sicap Liberté liggéey bi fileeg ñeenti fan ci weeru mai reportage Aïssatou Gueye ba Pape Sangone Mbaye. politique bi di yaatal yoon yi mu nekk ab initiative nguur gi mairie bu Sicap Liberté 4 rafetlu nag li ni mel. lii ñu président de la république woo du doon loo xam ne guléet la ñun dañ ci mës a nekk waaye nag suñu doole moo bariwul yaakaar naa ne jóg bi ci état bi jóg ñun ñii commune taxaw nañ ndax commission bi nga xam ne moo war a saytu loolu taxaw na ba waxtaan ci ba planifier ba nga xam ne léegi suñu état bi joxe ay moyens yi ñu war a jox rek incha allah suñu commune moom dina bokk ci commune yi gën a set. ngir dëkk bi gën a yaatu loole nag dafa laaj ay jëf. dinañu lancer nag benn opération boo xam ne samedi lay doon 4 mai fii ci Liberté 6 boo xam ne désensablement lañ ci bëgg a def ndax ñun li tax ñu choisir désensablement ci action boobu ak UCG mooy sable boobu ñuy désensabler dañ ko bëgg suñ ko dajalee ñu transformer ko def ko ay briques yi ñu mën ko jaayaat mu jëriñ nit ñi ndax suuf si du dara lu suufu géej boo xam ne nit ñi ñoo ko jëloon indi ko di ko liggéey pare seen liggéey mu tuur wàcc ci tali bi te suñ ko jëlee am na ak technique buñ ciy liggéeyee suuf si dina mën a nekkaat ay briques yoo xam ne dinañ ko mën a jëriñoo waat. ab ndogal bu nguur gi jël mu bokk ci yaatal yoon yi waaye tamit ñu ci xaar ay jéego yu am solo. bu Saint-Louis ren jile lay màggal juróom fukki atam ñu fas yéene nag def ay xumbute ay yëngu-yëngu diggante mois bu juin jàpp septembre bëri na ay activité ci wàllum cosaan ak aada wàllum tàggat yaram tamit ak ay conférence mu di ay ndaje ñu cay waxtaanee club bu Saint-Louis boobu lee amoon ab ndaje fii ci Ndakaaru ñu déglu ci Cheikh Sadibou Diarra ak Modou Diop. juróom fukki at dañ koy feete Linguère mi judd ci booloo diggante espoir bu Saint-Louis ak Saint-Louisienne ci weeru septembre atum 1969 dina màggal bosam ci at mii mbébét bi mooy fàttaliku taarixu club bi dajale doomu ndar yi ngir Linguère dellu ci place am. Linguère fa mu jóge yan jàngat lañ ci mën a am suñu bëggee dem ci avenir mooy que ni dem ci construire une équipe boo xam ni dafay méngoog jamono. moo tax ñu ni dañuy taxaw xool nan la war a mën a xool histoire Saint-Louis te cëppi fusion ba parce que soo nee Linguère ni Saint-Louisienne ni Espoir mais aussi da ngay wax aussi yeneen club. màggalu club boobu dinañ ko amal ci ñetti fànn ñu bokk ci sport ak aada ak cosaan. à partir de juin juillet dañuy am programme bu bëre sur 3 mois mais mu am benn pic boo xam ni dañ naan mooy le 13-14 septembre Saint-Louis boo xam ne day regrouper Saint-Louisien yëpp. dañuy def vernissage dañ koy def ci pont Faidherbe bi ci 511 mètres yëpp def ci tableau yi pour mën a wane histoire club bi nan la demee. dafa am ñoo xam ni ñoo sos club bi jox ko tur sonn ci te tey ñoo ngi dund tey dana war a taxaw dolli leen njukkal. am na nag événement sportif yu bëri yoo xam ni à partir de mois d'août lay démarrer dem ba septembre mais rawante gaal bi dañu koy jël ak xale yu ndaw def ko ci dex gu ndaw gi. juróom fukki atu Linguère yi mi ngi fekk club bi nekk ci jafe-jafe ci biir championnat bi mi ngi bokk jamono ji ci ñaari équipe yi war a wàcc ñeenti jongante rek moo des ci Ligue 1 bi joueurs yi xam nañ ban cadeau la ñu war a jox Linguère ak i supporteram. sant ko gërëm ko moom Cheikh Sadibou Diarra léegi li yéen kay yi xëy ci aljuma ji ñu ànd ceeg Alaaji Assane Gueye.
sama turandoo mooy ki rey sama baay bu ma kenn wootee tiw turam loolee doomi ndem si yàlla baaxa saw ji mu tuddee Cheikh Béthio ni waxe ca nag ndijaay ja ci kanamu tribunal bu Mbuur la ko xamle démb observateur xëy yeggeenu ko yaay keneen ku nu faat ci jéey jëwoon ca Medinatul Salaam di Ababacar Diagne yaay ja soxna Khady Penda Fall di wax moom ci yéene kaay bi ne tribunal la soog a gisee image su lib néew doom ja ca boobaak léegi nelawatul ba tey ci kanamu attekat bi démb soxna Aïda Diallo kenn ci soxna yi cheikh bi ne sëñ bi Cheikh Béthio Thioune ku bëggoon lool Bara Sow la Le Soleil xëy na dàng moom nataalu cheikh bi ci xëttam bu njëkk yéene kaay bi ne ñi def di commando bi muri nañ leen murit démb ci kanamu tribunal ci yéene kaay bi di libération yaay kenn ci ñu rey ca Medinatul Salaam Ababacar Diagne ak i mag yi keneen di Bara Sow ñoom ñëpp seede yu taqal ripp cheikh bi lañu fa def Ousmane Sow mag yi Bara Sow ne Bara dërëm jotu ko woon ca xel ma ca bindu woon na sax ca faculté droit université Cheikh Anta Diop ñeenti fan ginnaaw si la jéey ji am Ousmane Sow ne ñeneen ñi wax nag naan sëñ bee ko yor nag yeneen dara du ci dëgg ndax moom ci boppam moo ko daa dimbali ca nag bi mu xamee cheikh bi ci gàttal la sànk moom Bara ba mbokk ya julli sax defatu ko yaay Ababacar Diagne ba tey ci yéenekaay bi moom ci libération soxna Khady Penda Fall ne ci presse bi la yégee faatuk doom ja bokk na ci seede yu mu def ci kanamu tribunal ne moom ci boppam dégg na bis cheikh bi naan Ababacar Diagne ak Bara Sow ñu méritoog paat lañu ndax kàddu yu war mawul ñu teg ci kaw Serigne Saliou Mbacké soxna Khady Penda Fall ne doomam ak rey ju mitti nag lañu ko rey ñoom commando bi ci njiital Cheikh Faye ba noppi suul ko ca faatoogul source a ne démb seede yi ci kanamu tribunal bi tukkee ci njaboot yi bëgg yoon jip borom xol bu oyof mënu ko dékku Les Échos ne soxnay cheikh bi ñoom nag démb setal wicc seen borom kër la ñuy def taqal ripp bëkk néeg ba Cheikh Faye leneen neb tiis ci libération di njaawalem néew bu am ca centre de santé Kër Massar yéeni kaay bi ne néew Vincent Gomis toll woon ci juróom-ñett fukki at bi muy faatu lañ fa daal di jaawale Jacques Lopi jarbaat ba ne ca morgue ba sax joxuñ leen fay explication yu leer Marie-Jo Gomis doom ju jigéen ja ne leen rek la ñu bëgg ñoom jamono yi maanaam dëjal seen baay libération ne gendarmerie Kër Massar nag ubbi na ci enquête direct info moom élève bu jigéen bi mu xëyee di tout tànk bi watab mairie Pikine fiiroon ba nu doxee fa dog tànk ba ma ngay tëdd ba léegi ca du benn taxawu njaboot gay ñaawlu la ñu duppee irresponsabilité maire Pikine avenir gone gi jàpp nañ ni taq na suuf ña nga it sàkku googeeg njaboot ak taxaw ak ndimbal ci soxna Marième Faye Sall première dame bu Sénégal ñeneen ñu soxla ndimbal nag di mala yi ca parc bu aan source aané daanaka sieste généralisé lañu fa nekkee ndax fu nay metti xiif bu mitti jàngoro waaye mag gu ca dikkal ñenn ci mala yooyee ba tey ci li mat a seeti Grand Yoff ndax yéenekaay bi di réew mi dafa xëy xayma fa ñeenti téeméeri baar wàllu politique observateur ne leader yu opposition bi Idrissa Seck Ousmane Sonko Madické Niang ak El Hadji Issa Sall taxaw nanu ngir xeex ak projet de loi bu président Sall jëm ci yeesal constitution bi tribune ne Macky ngi ci pression ndax yaana maar FRAPP FDS ñëpp ñaawlu nanu ñu ne doxalin wi ñu jàppee njaayum buur ci mbiram constitution njiiti opposition bi gis ne coppite gu ni amee solo référendum lañu ko war a jaarale Le Quotidien ne ñeenti fan ci weeru mai nag lay jaar boobee projet de loi ci kanamu assemblée nationale ci plénière waaye ndindim poste premier ministre moom opposition bi déet lañu wax laas xëy wane leen ñoom njiiti opposition bi ci wërngalu taabal genn gi yéene kaay bi ne génn nañu ci pataaral ga ñu nekkoon boobaak léegi jàpp nañ ne référendum nag di ci askan wa lañu war a jaarale projet bi yéene kaay bi ne yaana maar FRAPP France dégage ñoom ñëpp ñu ngay digg ak toogaanu ci kanamu assemblée nationale Babacar Diop bu FDS moom ba tey ak laas ne article 52 mooy ubbi buntab musiba yépp El Hadji Amadou Kassé conseiller président Sall ci Vox Populi moom dafa gis ne doxalin ak càkkuteefu ñeenti leader opposition boobay lu yéeme la ndax naka la ñu mën a sàkkoo ci président ay waxtaan ngir ak yeesal goo xamante ni constitution bee ko may ci kanamu assemblée nationale teg ca ñoom opposition bi ba fii dañoo masa lànki waxtaan dialogue ak moom nangu luñu ko sax président gi El Hadji Amadou Kassé di seede nag ne président Macky Sall waxtaan la mës a jiital ndax dafa gëm ne njariñ ak suqalik Sénégal wees na fuuf gën lii di tibbante tànk guddeeg bëccëg diggante majorité ak minorité président Macky Sall ci weneen wet ak mbëbëtam gi jëm ci xeex ak sax-saaxim suuf mi ci second mandat bi enquête dafa gis ci mbir mi ne pataas bu tàng bi maanaam bomb bi Mamour Diallo faf na ko daal di ba ci yoxo yi Mame Boye Diao yéenekaay bi dafi tab laaj ci dossier titre Bertin bu Bambilor ak coowal 94 milliards yi fu muy mujjee laaj bi may def mooy ana lu naqari Ferdinand Coly latéral droit bu xereñ bu woon bu équipe nationale bu Sénégal wane yar ak teggin ci biir tanière bi lu ko naqari ba mu ne day faf gedd nationalité bu Sénégal noppi na mu ne ngir jébbale delloo kayit yépp ba ci passeport am ci waxtaan wu yaatoog yéenekaay bi di record réero bi diggam ak kii di Saliou Samb président Stade de Mbour mu jàpp ne daf ko njublang moom moo waral mer gi ndax dafa gis ne kilifa yi dañoo të def ab àtte ci mbir yi Ferdinand Coly mi mujj doon ab homme d'affaires di yëngu ci business ginnaaw football gi ne dina ci yee mbooleem footballkat yu Sénégal ñi nu njublang ak ñi nu koy waaj a def yaakaar na it ne président ci boppam ak kilifa yi wax wàllu émergence dinañ taxaw ngir dakkal xeetu njublang yu ni mel moom mu ne liggéey la mas a gëm fukki at ak juróom-ñett la tàmbali ci liggéey boobee football ginnaaw si noppi à la traité ci muy nag lu normal mu ñëw investir ci réewum waaye dafa mel ni jamono yi la mu dajale woon yépp da ko faf ñàkk ndaxuk njublang di ko mu jàppee ko am kudd tëw lakk loolee faw mu dakk mu ne ca dina ci def lépp marqué le coup ngir mu dakk
jërëjëf Falaye Assane Gueye 19h30 incha allah daañu dellu si waat yeggee leen yeneen i xibaar mbokk yi sant leen gërëm leen ci àndandoo bi di leen ñaanal ngeen yendoog jàmm jërë ngeen jëf.